asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan ci chaîne de télévision TMS TV ñu ngi fii ci biir cabinet médical le très grand marabout le roi de la médecine traditionnelle El Hadj Thierno Moulé Sow tey le samedi 31 juillet 2021 teg mu nekk tey le grand retour du khalife général de la médecine traditionnelle mu ñëw nag nekk un grand retour boo xam ne nii nag un retour mouvementé li tubaab def mouvementé bu ànd ak yëngatu parce que gis nañ mbubb mi mu sol daf ko mujj summi alors sol li ma koy wooyee ne ko bu naree jëflante dëgg dafay sol tenue de combat mu jëflante ngeen gis ko sur les images ak jinne yoo xam ne nii maanaam góor la waaye dafa dugg jigéen xale bu jigéen bi mu dugg nag moom mooy yuuxu noonu ngeen dégg ko mu ànd ak doole parce que nee na am na 950 ans mooy am na 650 ans juróom-benn téeméeru at ak juróom fukk ku ko am defe naa ne doo xale ci jinne rawatina kattan gi ko yàlla jox gis ngeen ko ba muy jëflanteeg sëriñ bi dem na benn moment mu ne sécurité bi may leen ma maanaam ma affronté sëriñ bi may leen ma affronté sëriñ bi sëriñ bi ne may leen ko ba mu affronté sëriñ bi ñëpp gis nañ ko ci image yi na ko sëriñ bi def defe naa ne sëriñ bi daan na ko ñetti yoon wala ñeenti yoon xam dafa kawute mu ñëw nag def ay révélation ci moom jinne ji ni mu toppee xale bu jigéen bi ndax xale bu jigéen la boo xam dafa am avenir ay mbokkam yaakaar ko mu topp ko à l'âge de 7 ans 8 ans la ko topp alors léegi nag dañu sëriñ bi dafa recevoir maanaam ki nga xam ne mooy patient parce que nag xam nga patient yi ñoom bu ñëwee ànd ak maanaam ànd ak seen accompagnant yi balaa sëriñ bi def dara dañ leen di soumettre contrat bi nga xam ne ni tey moom la sëriñ bi di leen di soumettre ñu xool contrat bi ñu jàngal leen ko su fekkee la nekk ci biir contrat bi ñoom d'accord nañ ko ñu daal di signé nag sëriñ bi doo ko commencé liggéey bi maanaam liggéey bi door ko ci consultation kon nag ci séance boobu lañ toll mais dama koy laaj d'abord moom maanaam yéen fan ngeen dëkk. ñu ngi dëkk Poste Thiaroye. Poste Thiaroye ngeen dëkk. waaw. xale bi nii la ko affaire yi doon faral di def. non bu jàppee day daanu. day daanu waaw. day daanu mais du def dara. waaw dañuy yëngatu rek après yóbbu ko ci biir néeg bàyyi ko foofu. ba mu dal. mais lii mu wone tey moom mu ngi koy door a wone. lii moom sama première fois laa ko gis nii. c'est la première fois nga gis ko tey. première fois laa ko gis nii. te bi sëriñ bi yegsee rek la ko commencé def. laa ko commencé def. même attaquation bi moom tey la commencé. tey la def ni di attaqué nit ñi nii. toujours moom day wax moom sama nijaay dama lay mbécc. waaw mais musoo def. dëgg la mais waaye tey moom lu mu gis tey moom. musoo ko gis musuma ko gis musu koo def. waaw léegi yéen est-ce que daan ngeen dem di ko yóbbu feneen. non ñoom dañuy jógee dëkk ba Bakel. waaw Bakel ñëw fii pour ay affaire sëriñ ñu wax moom ma ne man maa ngi seetaan benn vidéo ci Serigne Moulé Sow. nañ dem ci moom. moom ay na. yaam nee na d'accord na. sama rak maa ngi sa ginnaaw loo def rek baax na. magam mi ngi France. mu wax ko magam bi magam nee na amul problème nañ dem ci Serigne bi. Serigne bi loo wax waxtaan moom jubóo. dañuy defaral ko. loolu lañu def moo tax tey moom suñu tànk ba mu jóg ñëw fii. Ngoné kon nag dégg nga nee na ñoom ci YouTube bi lañ gis sëriñ bi li muy def kiraama yi muy def ñu waxtaan seen mag yebal leen ne leen kon nag dem leen comme que gis ngeen Thierno Moulé Sow te li muy def am ngeen ci yaakaar dem leen ngeen waxtaan ak moom comme ça ñu seet nu ñu koy fajee defe naa tey loolu moo fi seen tànk Ngoné alors moom laa ko wax nag ne ko contrat baa ngi nii moom lañ ko war a liiral mu liir ko ñu xool li nekk ci contrat bi bu fekkee ñoom juboo nañu ak sëriñ bi doog a commencé nag consultation yi pour ñu mun ko faj génne jinne bi parce que sëriñ bi wax na ko non seulement jinne bi soxor na dëgër na bopp mais aussi ku am doole la parce que jinne bu am 650 ans kooku defe naa ne moom fa la âge yem du dëgg te kattan tamit defe naa ne moom néewu ko parce que gis nañ ko doole ji mu àndal fii pour ñu maîtriser ko du maanaam jafe woon na trop waaye nag nee na ñoom bon yaakaar lañ am ci Thierno Moulé Sow daal ci li muy def moo tax ñoom ñu ñëw fii Ngoné. parce que papam gaañu na bu yàgg. d'accord
waaw macha allah doyen di delluwaat di nuyuwaat askan bi di nuyuwaat xalif général bu baax gis ngeen comme ni ko doyen waxee rek mu nekk jinne bu mag jinne bu am doole gis nga ci suuf man la njëkk a songu affronté ma jëflanteeg man gis nga lu mu defanteeg xalif général kon nag kii yaakaar naa ne beneen jinne beneen sëriñ bu mu affronté woon yaakaar naa ne vaar nga jëm yàgg na kon nga ni mu amee doole am pouvoir am kattan tamit daal di koy affronté li ko baatin bi ko yàlla may macha allah yàlla jox ko pouvoir boo xam ne macha allah jinne bu mu jàkkaarloo ci àdduna da koy yóbbu vaar kon nag ngi noonu contrat baa ngi noonu ndax Thierno Moule Sow kenn amul fayam lu ko waaye fay rek yaakaar naa da nga koo teg ci loxoom waaye ni jinne mel ak ni jinne toll ak ay melukaanam seeni melukaan yi safara yi melukaan bu ne la ñuy am mu leen di affronté muy doomu aadama di leen affronté di jëflanteeg ñoom comme kii nag yaakaar naa bu laajoon ay milliards war nañ ko mën a joxe kon nag sëñ bi kon nag ma dellusiwaat di la laaj kon di nga gisee jinne bi def ànd ak doole affronté ma man mii caméraman ak sëriñ bi ndax lii xalaatoon ngeen ne jinne bi agressif am yegg si na fii. jamais de la vie musuma ko xalaat lii moom musuma ko xalaat. bu daan daanu kër ga nan la daan def. première fois bi moom dafa daanu ci escalier bi benn locataire moo ko gis woo sama yaay den kaay xool kii yaayam dëgg loolu rek yaayam jug daw wàcc parce que man damay liggéey guddi après ñu wàcc yëkkati ko dugal ko nekk yaayam bi boo affaire bu bàyyi rek après moom mu yëgaat ci boppam neen ma waaye moom neen yëgu ci dara même nee na daanuwul mais à part ça ba mart bi passé suba teel jug dem géej dem toog foofu ba 20h benn lëbu far foofu fanaan këram ba 11h commencé wax tuuti wax bi sax bind la parce que comme moom dafa jàng école bind la nee na lébu bi nee na dama jéggi tali lébu bi donc ça veut dire jéggi tali bi donc on est commencé Lamsar dem këram ki Jaksaw bu fekkente këram nekkul Lamsar donc këram ki Jaksaw la moom ñu ñëw foofu rek ñu bàyyi ak moom jiitu xool kër yi bu ñëw ba suñu kër dugg si biir mais waaye bu duggee man mu wax lii mu daw ci man dem laqatu kii ngay defar mooy lébu bi nee na est-ce que xam nga kii nee na déedéet mu woo yaayam ma ne est-ce que xam nga kii nee na déedéet ma ne nu mu tudd nee na xamul turam xamul tur yaayam xamul tur moom ci boppam sax ak man nee na du toog foofu ma ne lébu bi ma ne yóbbu ko seen kër bu ngoon ay 17h 18h yooyu mu ñëw jël ko bu fekkee affaire bu da wàcc na bàyyi na ko après mu dem foofu ak yaayam mais fekk ko foofu ma ne salaamaaleykum bañ ma lébu bi moo ko ñëw encore nax ko bu jug ngongol bu ci côté télé bi après moom moo commencé reetaan tuuti mais waaye mercredi jeudi ba vendredi démb ay 15h la commencé wax ak ñooñ démb 15h la commencé wax ak ñun dem ci ngoon sax moom mooy defar sama ataay balaa ma dem liggéey mu dem liggéey bàyyi ko foofu. yow lanam nga. man nijaayam la. nijaayam nga ana yaayam. yaayam mi ngi si biir. mooy jàng ba tey. ba tey mi ngi jàng. mais mi ngi réussir ci jàngam ban classe lay def. moom ci collège la doon 4e. 4e lay def mais mi ngi avancé ci jàngam ak yooyu. fan la ko dalee. école la mës a daanoo. waaw école lay daan. mais moom bu nekkee xale yi mosuñ yëgu loolu moom benn affaire bi rek moom bu commencé xeex du arrêté foofu mooy problème xeexam du moom du gaaw jeex du jeex jamais papam xam na lool yaayam xam na lool magam mi xam na lool. kon xamoon ngeen ne am na jinne bu soxor bu mu àndal. mais man mosuma yëg moom am na jinna day daanu daal xam naa yaayam moom dafa sensé tante rek ñëw fii après moom expliqué ma ne kii de yor naa vidéo moom ci sama ordinateur yi vidéo yu bari donc xaaral ma xool vidéo yi moom ma jël numéro yi mu woo ko loolu moo tax ñu ñëw fii loolu mooy suñu tànk yi. macha allah am na solo kon na xam naa dañuy ñëw rek dama delluwaat doyen kàddu gi ñu delloo ki nga xam ne moom mooy Alseny Sylla ci contrat yi rek. waaw Alseny. defe naa ne mën nga koo. contrat yi. waaw macha allah bii mooy contrat bi. contrat bi mooy nekk diggante malade bi ak sëriñ bi. waaw dafa am ñaari contrat non beneen bi balaa ngay dugg ci sëriñ bi di def consultation dañ lay daggal ticket bi après nga signé ko balaa ngay dugg beneen bi soo ñëwee boo dugg mu seetal la après nga waxtaan ak moom boo juboo ak moom nga war a commencer traitement bi boobu dafa am beneen contrat aussi boobu moo àndal ak règlement intérieur bi donc boobu tam boobu ak bii bokkul
donc ñu signal la bi d'abord parce que foofu lañ toll. Donc contrat entre Thierno Moulé Sow et le patient. J'ai signé monsieur Thierno Moulé Sow, tradipraticien et bien en accord avec mesdames et messieurs. Il est porté à la connaissance du patient que toutes sa séances thérapie sont suivies par un consentement mutuel de deux camps. Le consentement du patient ou de son représentant est exprimé par écrire en signant ce contrat verbal. Vous serez filmé si vous vous retrouvez sur le lieu de Thierno Moulé Sow soigne les personnes possédées par des djinns et des autres démons. Même si vous n'êtes pas tombé d'accord avec le marabout sur le prix pour être soigné, vos images seront diffusées sur notre chaîne YouTube Institut Thierno Moulé Sow Soundiata Keita pour informer et sensibiliser des personnes souffrant des mêmes symptômes afin qu'ils se venant faire consulter par Thierno Moulé Sow. maanaam lu war a contrat bi képp ku fi ñëw dañ lay filmer. loolu moom wax na ko. yaa ngi amul problème. d'accord waaw moom nangu na. d'accord képp ku fi ñëw dañ lay filmer comme li nga ñëwee nii gis nga ne moom daan na balaa di sëriñ bi waxal ak ginnaaw bi faut que ñu filmer ko. moo xam d'accord ngeen moo xam d'accord leen. ma ne. waaw loolu moom. waaw d'accord très bien. comprends donc lépp lu si jot a filmer noonu dañ koy dugal TikTok Facebook partout dans les réseaux sociaux comme li ñu koy seetaan ak si télé bi. que ça soit noonu nga juboo ak sëriñ bi que ça soit noonu nga juboo ak sëriñ bi prix pour mu faj la wala nga ñàkk juboo ak moom. lépp lu si jot a filmer dañ koy dugal sur YouTube parce que ñu si bari sur YouTube lañ ko amee. donc loolu mooy contrat d'entrée bi quoi. bon léegi ñu laaj nijaay ji dégg nga contrat bi Alfousseyni ni mu ko liiree d'accord ngeen ci wala d'accord nañ ci contrat bi. d'accord naa ko. kon nag ñu ngi koy signé ko. très bien. prix bi problème mais waaye d'accord naa ay problème yi ci ba petit pata yooyu moom. tey dina signé fii. man dama moo pensé. signé rek. Vous venez de suivre en direct le contrat qui doit lier l'accompagnant, le patient, avec le khalife général de la médecine traditionnelle, El Hadji Thierno Moulé Sow, via son secrétaire Alfousseyni Sylla. Après lecture du présent contrat, l'accompagnant, qui n'est autre que l'oncle, a donné son accord sur le contenu du contrat qu'il a fini de signer, que vous avez vu en direct. Il a signé les parties, en l'occurrence, l'accompagnant, l'oncle, le marabout, c'est déjà signé. Maintenant, il reste à discuter sur les conditions de traitement du patient. Donc, defe naa ne lii lañ indi woon ngoone pour une première partie. Donc, ñu bàyyi marabout bi xam naa ne am na lu mu ciy sànni sëriñ bi. waaw macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi. léegi dégg ngeen lu nijaayam wax nee na depuis école la ko affaire bi arrivé maanaam depuis muy jàng école xam nga jinne yi en général ndaw ñi ci école yi lañ leen di attaqué am na ndaw yu bëri ndeysaan dem na ba léegi seen jàng yàqu loolu la bu ñu demee di jàngi jinne yi dañ leen dugg daaneel leen di leen indil ay affaire si ngeen tey nu jinne bi wane fii kii tey bu ma amul woon xam aw ma baatin aw ma kattan tey jinne bi vraiment day metti waaye gis ngeen jóg na naan ne sécurité nañ ci génn bàyyi ko maag moom gis ngeen nu mu def ngóone waaye gis ngeen man tamit ni ma def gis ngeen xotti na sama yére yëpp yére yi ma soloon yëpp xotti na ko tuba yeeg yére yëpp la xotti waaye macha allah gis ngeen sonal nañ ko léegi nag nijaayam dugg na signé na contrat bi ñu waxtaan buñ d'accord ñu tuubal jinne bi génnee ko mu des ndax jinne bi mag la te dafa am doole de kii du jinne bu ndaw te yéefar la waaw kaafir la dafa am doole am kattan kon nag su ko defee ñu waxtaan ak nijaayam bu ñu juboowee léegi ñu attaqué ko mbir mi balaa muy guddi ñi ñaa ngi fi macha allah. am benn entretien bu mu amoon ak benn accompagnant ci ku indi woon benn patient bu doy waar ci maanaam contrat bi nga xam moom moo ko war a lié ñu waxtaan ci yooyu yëpp comme ni mu ko waree amee habitude di ko def parce que fii moom lépp lu mu def rek daf ko teg ci kaw yoon. maanaam bind si ngeen doon signé sëriñ bi nag dugg na ci biir daal di génnaat war a ñëw nag am nag beneen jàkkaarloo boo xam ne dina ko defaat voilà donc tey nag voilà gis nga mu ngi noonu kon nag ngeen gis ci image yi sànq moom moo fi doon rebelle wu moo fi doon fippu moo fi doon attaqué sëriñ bi mu métti trop waaye nag fi mu def mel ni day sëriñ bi ànd nag dal waaw macha allah
macha allah léegi moom gis ngeen jinne bi xam na ne fii maa ko mën maa ko ëpp doole maa ko long maa ko large waaye nag waxtaan naak nijaayam pour prix faj bi macha allah li ma leen wax ak ñoom lu ñu wax du benn macha allah moom nag nee na xaw ma ay 500000 la ñu am di ko fayee ndànk-ndànk ma ne ko nag loolu mënu ko faj léegi nag kon maa ngi leen di libéré ñu dem dèjà jinne bi ñëw na gis ngeen ni ma def ak jinne bi sonal naa ko sama yëre yëpp xotteeku na ci mais c'est bon parce que foog ma woon jinne bi sama bopp mu xam ne maa ko mën donte jëflantewu ma ak ñoom mais ma xamal ne jinne bi rek maa ko mën maa ko long maa ko large maa ko ëpp doole lu muy jaay day lamb macha allah su ko defee ma libéré leen ñu dem saa yu ñu buggee faju suñu ñëwee ñu faj ko soo leen gisul suivi bi ngeen xam ne ci ñoom la macha allah loolu laa bëggoon leeral bu ko defee ma libéré leen ñu dem loolu la quoi mais gis ngeen sama yëre yëpp xotteeku na ci nag waaye non c'est normal amul problème liggéey bi la mais foog nga leeral tamit ñiy seetaan ñu xam pour en cas mun nañ ne gisuñu sëriñ bi fu mu génnee jinne bi ngeen xam ne ci ñoom la parce que li ma leen laaj bu ñu ko amoon ma daal di génnee jinne bi n'est-ce pas kon mun ngeen jóg ngeen dem macha allah ok waaw léegi mun nga la wax nijaay mu wax. waaw nijaay ji kaay waaw nga wax ñu suivre la ginnaaw bi ngeen gisee sëriñ bi ba mu wax leen conditions yi parce que faj bi dafa métti te li muy laaj dafa bari dafa diis te defe naa ne moom lu mel nii ñu faj ko sax kenn amul PM du dëgg te sëriñ bi tamit charge yi muy am yëpp xam ngeen ko ah ñun ñi dëkk moom xam ngeen ko personnel ak maanaam ay charge familiale ak charge lépp moo tax mu am lu ñu ko war a weccee ko léegi nag ñu jox la kàddu bi. non li ngay laaj. du xaalis. dëgg la waaw. parce que gis naa xeex bi. dëgg la waaw. ñaari yére yëpp xooti na. comme kii lu muy yaakaar mooy magam bu nekk France. mais waaye moom sans papier la. moom nee na amul xaalis pour le moment. mais saa yu ñu am xaalis. fii lay ñëw. amul beneen sëriñ pour ñu dem. wax dëgg yàlla. fii mooy suñu place. fii la ñuy jeexee affaire bi yëpp. incha allah bu soobee yàlla. d'accord. kon nag dégg ngeen réaction nee na incha allahu rabi bu ñu demee ba jekk rek dinañu ñëw comme ça bu ñu ñëwee dinañu ñëw vraiment jàkkaarloog sëriñ bi mu génne jinne bi xale bi ndaw si delluwaat ci sagoom vraiment li ko topp bàyyi ko parce que li ko topp nag lu am doole la. lu am doole la loo xam ne nii moom presque dafa taxaw pour maanaam yàq avenir xale bi te defe naa ne am na loo xam ne nii wax dëgg yàlla kenn waru ko seetaan. waaye nag ñu ngi leen di ñaanal jàmm rek di wax ne vraiment on va se retrouver bientôt ngeen ñëwaat fii waxtaan ak sëriñ bi jublu ci paj bi incha allah rek waaw nee na dina ñëwaat jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup merci waaw gis nga ko moo jóob noonu ndeysaan noonu di dem sama ndekki bi mun na mënu fex ba